man su ma la gërëmee mel ne caajaay yëpp gërëm nañu. Thiès gërëm la parce que vraiment boobu ba léegi mënoon naa xàddi mënoon naa bàyyi mais daam bu ñuy séddale sax mu ne président joxal ñeneen ñi man ma toog kon loolu su ma ko waxut fii du ma gor président mënu ko wax waaye man Waly man maa ko wax daam chapeau à toi. Mbaye Gueye aussi muy koo xamante géwél bu gore la parce que ñoom ñaar ñoo àndoon caajaay bañ koy door te terewut ak am sadame terewut mënoon nay Mbaye Gueye mënoon nay tëgg yeneen programme waaye campagne bi yëpp kenn gisu ko ci beneen langue moo am na langue yoo xam ne ay millions la ñuy jox géwél yi mais moom 10 francs yi ñu koy jox moo ko doy kon Mbaye gor la kon man maa ngi leen di gërëm muy yow di daam di am sata vraiment ay góor ngeen yàlla na leen yàlla fay jërë ngeen jëf. gis ngeen de suñu président moom dafay parité sax su waxee rek di tourné na jox leen ku jigéen man vraiment dama leen di gërëm di leen sant si ni ñu jàppee suñu président Babacar Pascal Dione si ni ñu jàppee mouvement bi si ni ngeen jàppante yéen seen biir si ni ñu jàppante ñun suñu biir rawatina si ni ngeen ma jàppee man félicité ñëpp ndax effectivement soo limee da ngay juum te président Babacar Pascal wax na ko ñuy nuyu Sobel Gueye Lo Medoune bi ñëw léegi monsieur madame Lo président Babacar Pascal wax na ko kenn ku si nekk am nga loo xamante ni ki ni mëne nga ko si sa coin kenn koo xamante képp ku si nekk am na loo xamante ni kii jëfe nga ko si sa coin ñi def meeting ñi def causerie ñi def porte à porte ñi def sensibilisation kenn ku si nekk liggéey nga si sa famille si sa quartier si sa gox gis nga mouvement bi président li nga wax dëgg la parce que effectivement dañ daan dégg ñu naan mouvement bi basam quartier sangam la mouvement bi basam zone sangam la mais vous avez un mouvement mis en place benn mouvement boo xamante ne que ni dafa dem dépasser domaine communautaire dem départemental li nga sànq Kër Madaro ak ñoom Moussa Gueye mais waa Pout ñoom Ibrahima Derviche dañu liggéeyal mouvement bi waa Kër Moussa ñoom Ami Kamité dañoo liggéeyal mouvement bi pour ne citer que ñooñu ba si nootu ñu fa am donc yow da nga ko joxe ba tey man barki démb soo leen seetloo maa ngi taxu laalaan si tool yi mais boo taxoo laalaan si tool yi quand j'ai vu les résultats gis naa nekk que foofu président dama la koy wax parce que yow yaa ñu digal ni nga ñu mouvement bi foo leen dem fépp fa Benno Bokk Yaakaar nekk jàppale leen ñooñu loolu nga ñu wax bi ma demee laalaan ma fekk fa benn équivoque maanaam si Augustin Tine mi nga wax ndax dafa am zone boo xamante ne que ni remporté wu ko ñu ne dañ ko fa sanctionné ndax problème courant donc loolu dama koy seedeel président parce que fan yi la nga xam ne doon dem si tool ya donc dama maa fa doon waaju tuxu dama dem tout le temps di digganteeg village waaye dugganteeg waa dëkk ba dem di waxtaan di sensibiliser si li ñu sant ma yegg foofu ñu ne ñu fii de amul courant ñun Augustin fii la dëkk mais fii amul courant boobu ba léegi poto yaa ngi fii kenn indi ñu ko fi ñun daal faalewuñu fi ma toog man maa yëg ci sama téléphone woo benn jigéen bi ñuy wax Khady Dione caméra yaa ngi nii timma ma yëkkati parce que Khady Dione maa ngi ko xamee si conférence yi ma yëkkati téléphone Khady Dione man ko maa ngi nii biir laalaan mais y a un problème ñii dañ ma nekk que ne Augustin fii la féete mais courant amu fi poto yi yàgg na Khady Dione na ma lu ñu bëgg maa ko dañu bëgg courant ñëw Khady na ma dégg naa ko président teguñu 4 semaines Khady woo ma ne ma madame Sankhare man la Khady fi nga waxoon courant bi fan la ma tegtal ko mu ne ma daan fii léegi 17 heures courant bi dina fa dem te plan boobu foofu la donc loolu maa ngi nekkoon que famille Wade ki ma doon waxal muy tudd Abdou Wade yor quincaillerie donc biñ ko waxee xam nga wax dafay leer te danga koy la parce que yow yaa ñu ko sant donc équivoque boobu nag dégg naa ñu ne ay hommes religieux ñoo ko fa indi du loolu nii la demee te yow yaa ñu ko sant donc loolu je tenais à le dire parce que loo xam ne je l'ai vécu en direct donc loolu aussi suñu fa jógee te ñun ñëpp ku ne danga koy def donc ñuy dalal ma bëgg aussi ñu dalal ñu bees ñi ndax mouvement bi aussi dafa commencé màgg am na gën a màgg sax mais yaa gën a màgg mais dafa gën a màgg am na ñoo xamante ne que nii ñëw nañu si début campagne am na ñoo xamante ne ñëw nañu si fin wu campagne
mais ñëpp a mérito même ñi nga xam ne dañu ne suba la ñuy clôturer lu mu bon seen i borom kër seen i doom seen i dëkkandoo fexe nañu ba ñu ñëw voter waa Benno Bokk Yaakaar donc loolu aussi yaa ko si dolli kon bokk actuellement dama bëgg daal ñëpp jàppale ne que fii à part le président Babacar Pascal Dione président da koy wax amagul hiérarchie ñun ñëpp benn lañu xëy na nag dafa fekk ne xëy na par rapport à des responsabilités moo tax ñu naan ñuy tudd diw ak diw mais ñun ñëpp benn lañu muy jigéen muy góor muy mag muy ndaw ñu ñëpp benn ci kanamu président Babacar Pascal ñëpp nañu jàppante loxo nekk benn def nañ ko ba pare donc mu bañ a am bu kenn frustré amu fi sax mais damay ñaax rek parce que suñu dëggu bi nga xam ne moom la ñu nekkee moo ñu jikk ba ñu am yi résultat ñu am keroog Abdou Mbow bi ngay wax bi ñuy voté ji ak jigéen ñi fa ne dañ ma woo de madame Sankharé dafa am ñoo xam ne dañuy ñëw tey di guider ay nit naan leen bii la li ñuy def man leen yéen tam man il faut campagne bi jeex na campagne bi xeex leen loolu mais dañ ko xeex muy jigéen ñi la waa jigéen yi bi ñoom aw baak ñoom Ndeye Ndiaye donc dañ ko xeex bu baax a baax ba nga xam ne dañ ko lever nen na ñaan même chose fi mu nekk elle s'est battue ba dañu mujj woo police pour ñu arrêter yooyu pratique donc loolu aussi yëpp jàmm ak salaam rek la am na ñoo xam ne nekkuñu fi madame Maguette Tall nekku fi madame Mbacké nekkuñu fi même ñoom ñëpp elles ont mérité Ablaye Sall nekku fi ñoom ñëpp a mérité donc vraiment man damay woote di gërëm ñëpp di sant ñëpp di wax que ne que actuellement président wax na ko mais président daf ñu lancé la xam te ne benn challenge la pour ñun ndax Thiès résultat yi mu am ren war nañ ne kan mooy gan gi te ñun mouvement Dooleel Macky ñun ñooy gan gi nag kon nag résultat yi fi am na kon ñu na kon nañu tàcc suñu bopp comme nag am na ba ñu am challenge vers 2019 nag nañu renverser tendance nag 2019 ñaar lañu président mairie say xarit lañu waaye ñun tamit dañoo bëgg mairie yi say partisans yi dañoo bëgg mairie yi xaritoo wuñ ko café wuñ ko réewee wuñ ko commencé leen campagne seen bopp pour les mairies comme ñun ñu ñuy jënganteel ñoom ay commune rek moo leen doy ñu fekk si leen si communes yi nag te communes yi nag président coalition moo leen ko jox de joxuñu ko seen bopp nag na leer parce que aussi dañoo coaliser ak ay kàngam ñoom joxuñu ko seen bopp dégg naa ñu ngi génn di remercier waa Thiès waa kii mais nag dañuy remerciement bi c'est au nom de Manko c'est pas au nom de ki ñuy ñooñu tudd voilà donc loolu daal laa bëggoon wax di leen wax bon appétit bon ñu toroxal seytaane tàccu kafre ñaan des pas lekk ba suur kon boog wasalaam te ngeen seet suñu tool ya nag jërëjëf. président nañu wax Babacar président parce que vraiment moom moo jiite Dooleel Macky te ñun dañu ñëw dugg si ci Dooleel Macky ànd ak moom ànd bu rafet ànd boo xam ni tam vraiment àndu dëgg la comme ni ma ko waxee woon ci la ñu ànd ba nëgëni si te yaakaar naa ni li la may lii dëgg rek la ak dëggu li la may sa ndam bi nga am nii dëggu ak dëgg rek moo la ko may man nag vraiment maa ngi lay sant bu baax di la encourager parce que li nga def nii yow gisoo ko sax mais ñu bare tey ñu la xamul sa tur rek lañ dégg xamuñ sax nu ma demee ak yow dama taxaw ñu lay tagg di tagg sa liggéey ak sa taxawaay ak sa ndimbal yi nga xam dimbali nga leen ko te mu mënoon la ci bañ a fekk tey nag man li may wax mooy ñun ñëpp nañ sant yàlla delluwaat santaat yàlla suñu borom yàlla rek mooy joxe ndam ñu dellu ko santaat moom mooy joxe alors ñu dellu sant nag président Pascal président man sama ànd ak yow maa ngi koy gën a rafetlu di ko gën a seereel mbooloo mi tey fii di la wax ni la fas naa yéene ànd ak yow ci taxawaay bu li ma lay wax ni ministre bi tey demain matin dina ma recevoir te tey jii maa ngi yendu Dakar direction de l'artisanat wax naa leen suñu relation Mamadou Talla woowaat ma lundi matin 11h pour ñu ubbi CECA bu Mekke mais li ma la bëgg a xamal mooy dama am avalu sama ay kilifa yëpp pour ànd ak yow kon dinaa fas yéene ànd ak yow jàppale la ak artisan yi nekk sama ginnaaw yëpp ginnaaw bi ma amee sama ay avalu kilifa dama am sama ay avalu njaboot aussi am ay sama avalu mbokk aussi defe naa lépp mën nga ko seere waaw kon nag ànd bi dinañ ko ànd ca it ay ndam rek lañ ci séentu ay ndam lañ ci séentu incha allahu te yàlla dina ko def lii xew nag nga xam ni président def na ko du lu ndaw parce que président dafa gagné Thiès te loolu soxla la woon boo xam bi ku mu ko waxul it xam nga ni président bëggoon na gagné Thiès kon nag bu ñu yàlla dimbalee ba président gagné Thiès tey nañu xam ni
sa touche personnel mu ngi ci te taxawaay mu ngi ci ndax li mu la koy firndeele mooy foofu nga meeting ba keroog ci jour boobu noonu chambre de métier kenn yaa fa jëkk meeting mos naa fa génne benn leader politique bu mag ma ni ko nañu génn centre artisanal ñu dem ci mbedd mi waaw ak fermeté te loola donc doon woon sax lu ma doon taqal la sax daf ma doon taqal mais dëgg moo taxoon ma wax ko waaw parce que du zone la boo xam bi ñëpp fa nekk ñëpp di fa liggéey muy zone boo xam bi nañuy wormaale gouvernance wormaale ni biir mairie ba wormaale ni feneen noonu laa bëggee ñu wormaale ni foofu noonu mais li tax ma jël samay matuwaay dajale fa askanu artisanat nga ñëw toog ci yow mii la sa comportement la maanaam yaa ngi wax ni da ngay politique mais yaa ngi ci développement ba mu jeex takk waaw te politique boobu lañ soxla léegi wax dëgg waaw politique bi maanaam beneen façon politique bi moom xam nga tey fi mu nekk sax jàppal ni yow yaa fii desaat fii ba 2019 yow la ñuy gisaat problème yi ngay wax nit yow la ko nit ñi di soumettre c'est très clair quoi loolu nag politique boobu nag lañ bëgg a changer moo tax ñun ba ñu la gisee ñu xam ni yaa ngi ci démarche boobu ñu ñemee ànd ak yow parce que ñun tam duñu tëj suñuy bunt amuñu garde corps amuñu leen dañuy ànd dox te gis nga sama oto bi dafa nekk AD beneen oto bi am lu ñu ciy defar mais kon tam damay ànd ak yow ci fin wu campagne bi yëpp mais oto bi comme AD la alors am na loo xam sañu ma ko ci donc ma daal di def li ma war a def rek li ci des ma daal di koy def ci biir waaye mën na maa campagne mën na maa wax mën na maa xam naa li aussi li may wax kon ñu jàpp ni comme fii ak 2019 soriwul ñu daal di soobuwaat rek ci liggéey boobu dinaa dajalewaat organisation yëpp sant leen gërëm leen ci sa tur en même temps dajawaat ak ñoom pour ñu ànd feddali takkaay bi pour gën a ànd ak yow ba keroog président di amaat ndam maa ngi leen di gërëm yéen ñëpp mais maa ngi remercier sa staff bi waaw parce que jibi mi ak madame Sankharé mi ak ba ci Souleymane ak ñeneen jaxate ñoom ñi ñëpp maa ngi leen di sant ndax dañ ma gis rek yaatal ma ci seen biir dañ ma yaatal ci seen biir ak monsieur Sène xaw ma mi ngi fi wala déet ñooñu dama leen di gis ñuy déplacé sax di ñëw di ma seet sa kii maalaw ñoo ñëpp esa dañ ma def comme yow dañ ma jàpp loolu nag lu ma reconnaître la lu ma marqué la aussi lu may gën a ñaax la tam aussi pour ñu gën a nekk benn donc daal na nekk mbooloom famille comme ni nga ko waxee ku ci juum nañ la ko won ndànk ci suuf bu ñu la ko wax ci kaw ngay bañatee ñëw wala yu demee noonu mais nañu fexe ba lépp nekk benn ñu ànd rek liggéey ci sincérité rek ba keroog ñu yàlla di defal fi nga bëgg nga àgg fa ñu ngi ñaan nag président évaluer résultat yi na ko évaluer président de la république dafa war a évaluer résultat bi alors nag daal di situer responsabilité yi comme ni mu ko daan defee rek président ku xarañ la jàmbaar la nit ku baax la aussi nit ku jige population am la tam aussi kon président de la république ñoo ngi koy féliciter moom it ci taxawaay bi di ko féliciter premier ministre bi porté combat bi de début à la fin ba yàlla may ko ci ndam ñun dañu defe noon président war na génn de ñun dañu defe noon président war na jóg wër réew mi comme ni ko yeneen nantango yi daan defe mais président dafa am ànd ngorom toog fa mu toog doyloo ñi mu yónni te vraiment ba ñooñu indil ko ndam bi loolu tam ci féliciter président grandeur la loolu du ku ndaw mënul loolu kon nag yàlla na ko yàlla yàgg jox ndam bi ñu jàpp ni nag pourcentage boobu ci génn daf ci war a génn loolu mooy asaka bi li ci des nag majorité lañu soxla woon am nañu majorité kon nag yàlla nañu yàlla mottali may ñu ndam ba 2019 merci beaucoup maa ngi leen di gërëm bu wut si maa ko wut si du question nag ndaxte dafa am lu tax lu dara ndaxte dama gis si moom ay qualité fii Thiès par exemple ñu fi politique ñëpp am na lu ma booleeg ñoom ñii samay frère lañu ñëpp pratiquement samay frère lañu ñii samay grand frère ñii samay jeune frère ma xam leen bañ nekkee xale ba tey ñoom ñëpp duñ ko weddi musuma dugg si politique président Babacar Pascal moo ma tax a politique ndaxte man bëgg naa si nit muy nit ku dëggu bëgg naa si nit koo xam doo yàq sa moroomu nit ak loo def politique te dañ fee gis ñun politiciens yoo xamante ne balaa ñu am leen neex di yàq nit ñi di wax si nit li ñaaw foog ni loolu ma leen di may ndam ndaxte waxal nit lu ñaaw du la jëmee fenn
au contraire da lay yàq parce que day wane sa image ni nga toll rek. président mii dama koy déglu di ko dégluwaat musuma koo dégg mu cité kenn ci opposition bi si ko cité sax xëy na dina façon bu mu koy wax bu mu gën a rafet waaye musu tudd tur te yéen du ngeen ma weddi musu wax kenn su lu ñaaw. ñi remercier tamit madame Sankharé mi nga xam da koo jàppale ak tonton Djibi Dioum ak ñeneen ñi fi nekk ñëpp madame Sankharé bëggul kenn ku mer tonton Djibi na jël lépp nangu ko moom jàppale ko nag si façon boo xamante ni xëy na sax am na yoo xam ne sax président du ko yëg di jël alalam di ko def si nit ñi ñun ñoo waa Cité Senghor au nom de waa Cité Senghor ñëpp may remercier président di ko sant di ko gërëm si li mu fa jot a def dama ko envoyé message ni ko am nga ndam ñaari yoon muy na ma ne ko am nga ndam si kanamal yàlla ndaxte def nga si jàkka ji te saa yu alaama sali gi jógee xamal suñu borom mi ngi lay sant di la gërëm nga am ndam si kanamu nit ñi ndaxte fii kenn Cees ba Cees daj kenn du waat ni mosul mos sa dërëm amul te loolu lu mu ndaw ndaw sa ñàkk la ak fu mënta jógee say dërëm la te kenn waru koo xeeb nit ñi tamit ku am na si ñoo xam ne du ñëpp mel ni man am na suñu gore am na ñu sa xam teraanga te am na ci ñoo xam ñu ngi lay gërëm di la si ñaanal tey man dama ñëw ay mag déplacé wu ma jëli leen seen kër ñu ñëw ni ma yow yaa ñu tax di voté ndax li nga def si koñ bi xëy na nit ñi tamit am nañ loo xamante tolloon nañ si air boo xamante ni moom la ñuy fooga ni moom la ñuy naxee nit ñi waaye léegi population bi dañoo changé li ñuy gis mooy dañoo sonn si ay naxaate ay wax lu ñu bëgg mooy lu concret lu ñuy def ñuy gis man dama mouvement xamante ni maa ngi ko yemale woon Cité Senghor mais j'ai des ambitions yoo xamante ne futur kani dama ko bëgg a def au niveau régional laa wax au niveau communal départemental et régional loolu tax na man sama campagne dama koy commencé dès à présent ma bëgg si nag ngeen jàpp si bu baax a baax képp koo xam ne jigéen nga yor nga mbootaay fa nga nekk nga ñëw ñu gisee ñi teg fa monté fa cellule faax si Diamaguène faax si cité Lamine feneen ak feneen ak feneen ba ñun ñëpp ñu boole doon benn ànd taxaw ngir liggéey si ginnaaw président Babacar Pascal pour une victoire de notre président monsieur Macky Sall maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaam. damay wax toujours ni bu Sénégal di développé ci artisanat lay jaar président Babacar Pascal Dione woote politique de développement te du lool rek moo ñu jëmee 2019 ñu gagné ko lool rek mooy tax ñu jël mairie yi sama jigéen sama jarbaat nee na ñaan wax na ko tout à l'heure ni bëgg na jigéen ñi def ay groupement farsi partout d'accord nañ ci lool nu ñu mën a tudd rek baax na mais li am solo mooy substance ba moo tax ma ni ku mel ni Awa Ba war nañ ko jox kàddu ndax dafa am lu muy liggéey loo xam ni dama ko caa fekk jàmm gën loo xam ni jàpp nañ ni bu ñu jëlee yoon woowu fexe ba wasaare ko ci ñëpp lii président di woote nii luy law la ba ku nekk jariñu ci damay junj rek moom dina jël yàlla dafa dogal ndekete moom grand frère am ñoo bokkoon classe beneen grand frère am ñoo bokk ministère c'est le directeur du G15 qui est à la retraite aujourd'hui mu yéeme mu jàkkaarloo kër ak ba Dame Diakhaté mii Dame mii man ak moom ak Sidi Diakhaté ñoo bokkoon benn classe di jàng Dame mii lu ñu wax ci moom tey rek kenn gënuma koo xam la ko commencé ci maamam Demba Diakhaté ba ca jarbaatam bi xam ne dama ko nangu ci moom muy Amsatou Diakhaté muy équipe bi ma àndal jàmm gën Alaaji Latir Dioum ak sama chauffeur bale ang Serigne Fallou Ndeye Ndiaye ma li nekk fa muy équipe boo xam ni xam naa ni li ñu liggéey yomb la natt sax parce que tey du bilan waaye dama jàpp ni ci fi ñu la jëmee rek moom solo ànd ceeg ñëpp nag parce que sa responsable yi li kii wax rek am na ku ko wax léegi nee na ñaan aw wax am na keneen ku ko wax fii li ma gën a neex ci milieu bi mooy benn président moo am xëy na da leen a neex rek ngeen di woote keneen président wala ngeen defe ni kenn da cee bokk mais benn structure amul benn président moo am waaye ni mu ko manager mel na ni kenn ku ne président nga parce que kenn ku nekk responsable management bi baax na man loolu laa jàng management li nga xamee ni moom lañ ciy wax pour jëm 2019 des na ko tàmbalee ci responsable yi bu ñu tëjoo ca kaw waxtaan wasaare leen ko loolu du place u fii ndax lu ñuy xalaat la te du ñu bëgg espionnage bi aussi jël ko stratégie la loolu leneen la waaye li nga xam ne moom lañ fi mën a wax rek muy yóbbal bi te du gudd mooy bu ñu demee jàmm gën di def sunu porte à porte proximité am na bis ma wala ni la proximité nañ 7 personnes ressources yi ñu ne ba ma nga jëlee ci Awa Ba Male bi ma demee këram film baa ngi fii dañu toog di waxtaan ma ne ko damaa bëggoon te loolu maa ngi la ciy testé tey ba xam lu am la wala déet
dama ni damaa bëggoon bu ñu amatee xew jàmm gën bu kenn jëndati boisson ci biti boisson bu ñu def produit chimique nañu jënd lii sunu jigéen ñi liggéey nañu jàngal jigéen ñi les produits locaux ñu di ko jënd di ko naan sunu boisson yii jus de gingembre jus de bissap jus d'orange jus de mangue yooyu muy defar man cee former jigéen ñi ñu di ko def nañu fexe jigéen ñi di ko defar ñu di ko jënd ñu am fa projet boutique de produits locaux yoo xam ne ay produits locaux rek mooy ne ci boutique bi jigéen ñi tàmbali ci parce que dama ne pour le moment idée bi mën na bañ a gën yaatu mais ñu def parce que le Sénégalais est pragmatique bu ñu defee ba gis ni joxe na résultat ñëpp dinañ ci topp boutique de produits locaux jar nañu jël sa ceeb bi ci vallée bi am ku leen ko jox les produits artisanaux ñëw moom mu prévoir benn foire sax à jàmm pour fexe produits locaux yi rek la ñu promouvoir ñu fexe sunu jigéen ñi nga xamee ni dañuy def restauration ku ci amati xew ñoom ñooy ñëw defal la laax yi defal la añ yi defal la reer yi bu ñu ànd ak jeune fille solo ba rafet servir la ko comme traiteur am dara ci benn groupement bu ñu am sunu xale yu góor yi ñi nga xamee ni par exemple nekku ci yeneen métier parce que loolu am na programme bu ñu leen di defal mën nañ leen wutal bâche wutal leen chaise wutal sonorisation ak caméra ku ci amati xew ñu ñëw filmer lépp mu mel ni kenn fexe nañu xaalis bi di génn ci ñun di duggaat ci ñun duñ ko bàyyi mu dem feneen ba kenn ku ci nekk di for dara ma joxe exemple waaw waaw mu ngo comme boutique conteneur boobu ngay laaj daf ci am yoo xam ni duñu ci xaaragoon état dañu jël suñu initiative individuelle parce que état bi am na cadre macroéconomique bu mu créé ba pare def na PUDC def na plan Sénégal émergent ñun ñooy seet nag ci li mu defar yëpp fan lañ fi mën a féete jël initiative économique locale mu accompagner ñu dajeek ñu mel ni Pascal ñu mel ni président chambre des métiers parce que xam naa ni formation boobu mu leen diggoon en céréales locales bu ñu dimbalee ñu amaat yeneen formation yoo xam ne day tax jigéen ñi am métier boobu di ca liggéey am ay diplôme yi am na validation des acquis de l'expérience buy tax diplôme yi ku bëgg a gagner benn marché sax mën nga ci am formalisation boobu des na ci mën a liggéey avec madame Sankaré avec Serigne Modou Bousso Dieng doon ku ci xereñ la mu doon loo xam ne sur le plan économique buñ ci liggéeyee à la base kenn ku ne sa koñ yaa ngi leen di proximité te waxoo ko forcément kaa ñu ànd ak diw da ngeen di ànd ba mu gëm la nga ne ko ki ma gëm nag ma nga ne mu topp ca dañuy ñëw ba yegg ci Babacar Pascal ñu xam ni loolu ñu def à la base loolu le président Macky Sall bëgg ñu comprendre ko PSE parce que dafa bëgg PSE wàcc ba ci sa biir kër mu accompagne ko nag ak ay politique sociale loolu xam ni moom la def fexe nit ñi ñoŋ couverture maladie universelle moo tax moom mu joxe carnet santé yu bëree bëri pour que nit ñi mën a ñoŋ ma capital humain bi mën a baax fexe formation yi am fexe métier yi am ci koñ yi ku ci nekk di téye dara kenn du mer ñu xëy ku damay wax ni Inde da ngay dem ci koñ boo xam ne xale yi ñooy defar craie bi ci école bi ñooy defar pont yi ñooy defar sondeel yi kon ñu ngi am dara du ñu toog rek di attaay dañuy toog di am lu ñu liggéey du ci nekk dafa am loo xam ni activité économique yu ndaw ñu naan génératrice de revenu yu mën a jur les petits ruisseaux font de grands fleuves te loolu ngay xëccee nit ba boo ko nekkaa ñu dem ci mairie bi dafay am waaw sunu politique gu mairie ba nag beneen affaire la boo xam ne des na ko waxtaane feneen waaye loolu moom bu jotee des na ko jël incha allah taala xol bi moo sedd ndaxte sant yàlla la nag ndaxte wut am du njàmbaar du mën-mën sunu borom moo koy baaxee bu la ko baaxee bu ko kañoo bu ko damoo sante ko sunu borom ëllëgee mu dolli en général damay wax sama waa mouvement bi sama responsable ak Kër Madaro saa yu ñu defee manifestation ba pare ma leen bu leen ko def succès def leen ko motivation na ko population bi def succès ñoom ngeen bàyyi leen seen succès mais nous les responsables nañ ko def motivation mooy mën a tax ñu am ay ndam si kanam awa dama lay sant ci respect bi nga ma jox c'est parce que daam kër boo fay dugg da ngay jaar ca buntu ba le mouvement Doolil Macky à Kër Madaro je suis le porte d'entrée boo jaarul ci buntu bi si fenêtre bi ngay jaar te boo tëbee lu ne mën la cee fekk voilà ñun ñu ngi sant yàlla mais di sant le responsable du mouvement monsieur Babacar Pascal John c'est parce que bu ñu amee résultat yi ñu am à Kër Madaro c'était pas facile nag parce que dañu amoon comme adversaire le Benno Bokk Yaakaar à Kër Madaro les responsables de Benno Bokk Yaakaar je parle devant les caméras les responsables de Benno Bokk Yaakaar à Kër Madaro dañu voté sanction contre la coalition Benno Bokk Yaakaar parce que dañu frustré ci le maire Alioune Sarr su demee ba PDS am fa 104 voix te amul campagne yu fa amul fa responsable c'est parce que y avait quelque chose mais ñun dañu jóg contrecarrer loolu teel a jóg ca ba jotee def ay visites de proximité def ay campagne de sensibilisation
ba yàlla dogal ñu am fa 236 voix à Kër Madaro gagné fa largement ci ñaari si 2 bureaux de vote yëpp bu ci nekk ñu jël fa majorité kon ñun mérité nañ ay félicitations mais nag ñi may gën a félicité mooy suma responsable yi nekk Kër Madaro à chaque fois suma masaanu jógee foofu di ñëw fii di ànd ak yéen ñoom ñu ngay continuer ci terrain bi di continuer liggéey bi loolu moo ma doon may opportunité ma mën a quitter ak Kër Madaro pour ñëw rejoindre leen ànd ak yéen ci liggéey bi nekk fii kon ma leen di remercier bu baax a baax a baax di remercier tamit monsieur Djibi Dioum parce que gagné na centram te mën nañu wax ne le mouvement Doolil Macky moo gagné lu musul am su amee Gagna ma répété waat ko encore lu musul am su amee Gagna la le centre de vote de Diamaguène. Moi je suis de Thiès parce que je suis conseiller départemental j'étais membre de la coalition And Defar Thiès en 2014 si laa génne nekk conseiller kon moo tax des fois fii damay xam rek noppi mais ci ordre protocolaire bi ñun waruñoo des ginnaaw parce que bu ñu demoon ci département bi cérémonie bu ñu mën a am officiel la ñuy doon ci kaw la ñuy toog mais nag des fois politique doo ko xam yéen ñi dañuy xam ne ay dérive politique la dinañ ko mën a accepter dinañ comprendre xam ne ci biir mouvement bi peut-être am na ñoo xamante ni daan nañ def politique am na ñu ko xam mais am na ñoo xamante ni amuñu expérience boobu waaye li am solo du loolu li am solo mooy yàlla defal nañu ndam ci Kër Madaro nit ki nag bu nekkee dafay liggéey ba am ndam dafa rafet nga ñëw jaajëfal ko dina ko encourager ci lim doon def tey jii kenn ku nekk ci ñun nga jël bulletin Benno Bokk Yaakaar dugal ko ci enveloppe dugal ko ci urne bi jaarale ko ci mouvement Babacar Pascal Dione mérité nga comme ni ko président waxee sànq ñëw ba sa kër ñëw mouvement bi ñëw ba sa kër jaajëfal la mais loolu mënul nekk mais ñi nga xamante ni yàlla dogal na ñu gagné te nag gagné bu demee ba yam ak ñàkk a gagné kon soxlaatul nit di sonn pour gagner parce que nag bu ñu demee ba nga xamante ni le vaincu moo yëg ci podium le vainqueur ne ci suuf kon compétition boobu moom na ma waroon a demee demeetu ni kon nag Kër Madaro yeyoo nan budul feppit le président Babacar Dione ak la délégation du mouvement Doolil Macky ñëw jaajëfal leen il ne reste que sax yi des ci oto yi génne micro wax dafay doy sëkk soxlawul teg 16 soxlawul luyee bâche waaye nag dafay jaadu comme ni ñu ko defoon ñëw ba ci ñoom wax ak ñoom li may wax ni nag vraiment bëggoon naa président toog voilà kon dafa doon rafet comme ni ma ko waxee mouvement bi ñëw agsi Kër Madaro jaajëfal waa Kër Madaro ndaxte liggéey ba dafa réussir wax dëgg yàlla nekkul woon lu yomb ah beneen bi ci des ci perspective yi en 2019 dégg naa sànq fii sama xarit daam di wax ne bi ñuy commencé massification yi dans le Diobass am na ay dëkk yu ñu duggoon mais man booba nekk gumoon ci biir mouvement bi mais man à mon propre responsabilité jël na engagement fii incha allahu massifier massivement le mouvement Doolil Macky dans la commune dans les 67 villages de la commune de Notto Diobass bëgg naa ko def incha allahu c'est parce que am nañ expérience bi xam na ni ñu koy defee te jaaroon nañ ci kon ni ñu defoon ba nga xamante ni yàlla dogal nañ ñu am ndam Kër Madaro stratégie boobu dinañ ko continuer ba ñu dugal mouvement bi ci 67 villages yu Diobass yëpp vraiment loolu dañ amoon luñ ci wax wax ji mbégte la comme ni ma ko waxoon sànq mënul gudd mais li am solo lépp li ma waxoon dinaa ko répété de président yi waaw non foog président toog. Bromba jaru ko. waaw jaru ko Bromba.